Melokaan ñu lay nuyu tey Aly Ngouille Ndiaye nga ñu indil. waaw Aly Ngouille Ndiaye laa leen indil ma lay nuyu di nuyu ñëpp ñi ma bokkal plateau ak téléspectateurs yi di leen wax rek comme tous les mercredis rek dañ leen di indil benn personnalité publique kenn koo xamante ni rek fës na bu baax ñu waxtaanee communication ci port vestimentaire am aussi mais laataa ñuy dugg ci communication bi comme d'habitude rek ni ñu koy defee ak Mame Mbaye Ndiaye moom dañuy indi rek portrait bi mu wax ñu jaar invité bi tey fu mu ay jaar-jaaram en résumé kan mooy Aly Ngouille Ndiaye yan poste la jot a occupé ñu waxtaanee ñu defal ñu portrait bi ba noppi après ñu ñëwaat pour waxtaanee communication ministre de l'industrie et des mines Aly Ngouille Ndiaye avec la complicité de la régie di fekkente ni éléments yi pare nañu rek indi leen ñu portrait ministre de l'industrie et des mines. Melokaan tey amati gan bi la yoon nag Miss Melokaan dafa dugg ci biir gouvernement bi ngir nag xabatle leen ak kan mooy Aly Ngouille Ndiaye maire bu Linguère mi ngi judd fukki fan ak juróom-benn ci weeru août ci atum 1964 Aly Ngouille Ndiaye waajuram bu góor mi ngi tudd Ibra Ndiaté Ndiaye nekkoon na maire bu Linguère yaayam Fatou Abdou Ndiaye ay jaar-jaaram ci wàllum njàng mu ngi ko dooree sa l'école Biram Seck bu Linguère foofee mu am fa CFE mu bawoo fa wutali diwaanu Louga mu def ab diir gàddu ay dëbësam wutali Jurbel sa kër tàntam Albouy Ndiaye ñu gën ko xam si Ali Lobe Ndiaye foofee mu doore fa am njàngam secondaire def fa ñetti at sa CMT nekkoon CM mu am fa ab lijaasam di brevet noonee nag Aly Ngouille Ndiaye jóge Bawal dikk fii ci Ndakaaru ngir wéyal am njàngam ma def na l'école Limamoulaye bu Guédiawaye daal di fa am ab lijaasa baccalauréat série S kàngam la atum 1982 laata kon rek muy dugg l'école polytechnique bu Thiès foofee mu génn fa nag nekk ingénieur en génie civil la te bu ñu fàtte ne moo jiitu si promotion maanaam major la gannaaw am njàngam nag Aly Ngouille Ndiaye fas kéene uti am xëy fa mu njëkke moo di juróom benn weeru stage sa banque de l'habitat du Sénégal la ak xarañteem xam-xamam nanu ko doyloo tax na jiital kër ga daal di koo jël recruter ko bii la yoon nag bëgg dëkkam ndax xam ne fa la juddoo nam mu fa tekkee bokk sa ña ñuy tudd si dëkk ba si lu baax tax mu ba liggéey ba tekk ci suuf daal di nag soobu ci wàllu politique taxawal mouvement pour la renaissance du Jolof MRD atum 2007 laa lay wax noonee mu tàmbalee def kon porte à porte ay meeting woote ay ndaje dugg ci wàllum sensibilisation ab mouvement wam daal di taxaw Aly Ngouille Ndiaye sap si wàllu politique sa Jolof noonee Aly Ngouille Ndiaye soobu ci arène politique bi ba roy baayam ma nga xam ne moo nekkoon maire Linguère moom it nag jël lengay tàmbalee nag dicté ay luwaawam sa Linguère ngir lu ko suqali 2 mars 2013 mu jël dogal boole partem ak bu APR nekk si wetu Macky Sall kii mooy Aly Ngouille Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye nekk maire bu Linguère Aly Ngouille Ndiaye nekk fii ab jëwriñ ñu dénk wàllum énergie mine ak industrie Aly Ngouille Ndiaye tey mooy ganu seen émission Melokaan Aly Ngouille Ndiaye ci ay kàddoom Aly Ngouille Ndiaye na muy sañse Aly Ngouille Ndiaye façon ba muy communiquer lépp dina leer ak Miss Melokaan kon Sénégal gan gaa ngoog waa seen show gan gaa ngoog Miss Melokaan gan gaa ngoog Aly Ngouille Ndiaye gaañaa ngoog. waaw kon Mame Mbaye Ndiaye ñu koy remercier Aminata gan ngaa ngoog. waaw gan ngaa ngoog léegi rek xam naa dañuy dugg déglu nañu portrait gan gi léegi rek dañuy dugg ci communication ministre de l'industrie des mines Aly Ngouille Ndiaye mu wax ñu moom lan mooy base communication yan moment lay def ay sorties am ñan ñoo nekk ci ginnaawam ndax am na ñu koy soutenir wala amul ñu koy soutenir ci wàllum communication laaj nañ ci tam ay journalistes na la ñu gisee communication Aly Ngouille Ndiaye nañu seetaan éléments yi ñëwaat ci plateau bi. communication am na solo lool ci surtout ci wàll bi ñu nekk bu fekkee da nga nekk ci politique man wax dëgg yàlla jox naa ko importance bu am solo su ma fàttalikoo bi may dugg ci politique mooy année bi ma génnee suma liggéey bi ma nekkoon banque de l'habitat c'était en 2007 di waajal di jëm élection local 2008 avant ñu koy toxal 2009 avant man daawuma sax def apparition quelque part ce soit ni dans les radios wala ci télé yi en général di wax peut-être ma saa ko def benn yoon c'était ci benn événement bu ñu organisé woon au Jolof yàgg na au début des années 2000 waaye bi nga xamee ne bi bëgg naa dugg ci wàllu politique li ma njëkk a def man mooy wut un conseiller en communication booba on était à peu près à 5 mois des élections
de 2008 ñu signé benn convention pour mu accompagner ma bi nga xamee ne bii dem nañ ba convention bi jeex parce que après dañ ko toxal 2009 mu reconduire cette convention pour mu continuer di ma accompagner parce que dafa am solo surtout bu dul sa secteur ngay xam d'abord lan ngay wax kañ nga war a wax ak ban moment nga war a wax ak ban médium ngay utiliser pour wax am naa yaakaar ne loolu personnellement xam naa ne amal na ma njëriñ bu mag a mag a mag parce que ci court laps de temps bi communication bi tax na ma rattraper lu bari loo xam ne lii peut-être ñu jaarul ci loolu danañ def temps bu yàgg bala ñu koy rattraper bala ñu koy am. Aly Ngouille Ndiaye personnellement je dirais que doon na nit koo xam ne il soigne beaucoup sa communication. Bon je dirais pas que lu mu acquérir la ci année yi wala loo xam ne daf ko jàng mais lu nekk ci moom la xam nga yenn saa yi communication da nga gis koo xam ne il communique juste pour plaire wala pour am benn électorat mais moom personnellement du questionner dara la mais gis naa ne ku dëggu la parce que loolu mooy feeñ dans tout ce qu'il fait en fait gëm naa ne aussi yenn promesses yi bu koy tenir parce que da ko war a mën a def moo tax bu fekkoon ne mënu ko amaana du ci dugg. Aly Ngouille Ndiaye man li ma gis ci moom ci côté communication nekk na nit ku dal ku teey ku pertinent ku mën a convaincre aussi parce que man suivre naa ko couvrir naa ko Assemblée nationale session budgétaire mais ma gis ci moom ku calme ku dal. Assemblée nationale xam nga dafa nekk bërëb boo xamante ne nii député yi dañ fay daje kenn ku nekk ak sa parti am si ñoo xamante ne nii dañuy poser ay questions yi jëriñ askan wi mais malheureusement aussi am na si ñoo xamante ne peut-être pour daaneel la wala je sais pas mais quand même génnoon na ci keroog bi ñu koy voté le budget assemblée parce que maa ngi fa woon vraiment on lui avait posé beaucoup de questions. mais wax dëgg yàlla il a convaincu l'Assemblée te d'ailleurs question yu bari tontu na ci ak vraiment pertinence mais ak respect te loolu aussi dafa am solo te vraiment mën daal communication moom je dis que c'est ok quoi. mën nañu wax ni communication bu yaru la parce que bokk na ci rare homme politique nga xamante ni da nga koy dégg ci ay débats yoo xamante ay débat de caniveau su ko ni nga koy waxee maanaam loo xamante ni ay débats ñàkk fayda souvent boo koy dégg ci ay communication lu soxal askan nga lay faral di wax day dem réaliser affaire yu nga xamante souvent Linguère boo ko déggee ay acte la fay dem poser ñëw bokk ak askan bi kon jàpp naa ne communication ci wàllu boobu mën nañ jàpp ni communication bu positive la am ci wàllu boobu maintenant nag peut-être des na aussi peut-être sur le plan national parce que bu dee suñu ne homme politique souvent dañuy faral day wax ni peut-être il faut nga am beneen charisme aussi pour ñu ràññee la à travers tout le Sénégal te très souvent xëy na timidité boobu tax na peut-être aussi ba mënul fas trop ci li nga xamante mooy ci communication de façon globale. man su ma d'abord li may génn bariwut damay bàyyi ba lu ma jàppal ne ñor na ma génn su may génn d'abord en fonction de message bi may war a wax. man damay choisir ci ban anam lay génne ndax damay génne ci télé wala ndax damay wax rek ci rajo ensuite ci ban genre émission lay dem est-ce que dafay émission boo xam ne bii dañ fay nekk di werante wala est-ce que dafay nekk émission boo xam ne bii yow da nga gën a am sa temps yaag benn journaliste wala beneen ku mënta doon mu la mën a nekk di la poser ay questions nga indi ay tontu. débat pour man du nekk di werante. c'est-à-dire que tey sujet bu am solo war na mën a ñëw nga seet d'abord nit ñoo xam ne ñii peut-être mën nañu toog di ci discuter kenn ku ci nekk ñu may la sa temps dana am des fois dans les télé c'est pas tout le temps mais bari na ci débat yoo xam ne yii jàppal bàyyi lu werante dem ak dikk te vraiment loolu du sama style. loolu nag moom mooy li nga xamante ne moom la nit ñi wax ci communication Aly Ngouille Ndiaye. waaw ay journalistes lañu d'ailleurs ma leen di remercier au passage ñoom ni ñu gisee communication ministre Aly Ngouille Ndiaye mooy que ni seetlu nañ ni ki moom ay kàdduwam dal na yaru na nekkul wuute nag ñoo xamante ni ñi nekk rek ci langue politique bi di xaste wala di waxante lu ñaaw vraiment moom seppi nañ ko ci loolu gis nañ ni ko aussi que ay idéem dañu cohérente à chaque fois ay sorties yam dañu am importance mun naa wax ni ki majorité bi yëpp loolu la ñu wax mu am kenn koo xamante ni moom tam journaliste
gis na ni que même chose la wax ci force am mais faiblesse bi gis na ni daal que moom débat national du ci sawar a bokk nekk na koo xamante ni ministre la mais nu mu téye boppam ci wàllum communication tax na ba ñu bëri ràññeewuñu ko donc moom lu mu ko doon xelal rek mooy muy gën a participer muy multiplier ay sorties am te mu continuer ci voie boo xamante ni mooy que ni mooy yaru bi dal bi ak personnalité bu mu am ci communication. loolu nag ñu méngoo ci xalaat ak ministre bi parce que moom lu mu jàpp rek nee na du participer ci yenn débat yi ay débat yoo xamante ni ay xëccoo la wala xuloo moom loolu du genre am moom voilà xiiroo ngaayoo bi du genre am nekk loolu du choix am porté ko ci loolu moom bu sañoon daal chacun est libre mu joxe xalaatam mais ñu def ko ci yar ak teggin ak cohérence parce que dara bu amee nañu indi nit ñi war nañu indi seen xalaat bu am solo que ñu bañ a nekk fii di xaste moo tax daal bu gisee xëccoo fu mu nar a am rek moom dafay retiré wu donc gis nañ ni que loolu force am la ci micro trottoir bi daal lu ñu journaliste yi wax lu ñu mën a jàpp rek ci comme faiblesse mooy que ni il communique très peu moo tax ba ñu bëri ràññewuñu ko au niveau national. ay génnam bëriwul loolu la ñu wax ñu bàyyi El Hadji Ndiaye Doss mu wax ñu xalaatam ci communication Aly Ngouille Ndiaye. gis nga foofu mu daanelee. que ni faiblesse. loolu mooy force am. la force de Aly Ngouille Ndiaye c'est parce qu'il parle pas beaucoup. xam nga. c'est-à-dire dafa am politicien. ak politicien moom bi mu duggee ci politique yàggul en 2007 la dugg ci politique. c'est-à-dire mouvement la man boo xamante ne mi ngi ci doon liggéey lu yàgg. depuis mu taxawalee mouvement boobu doon ci liggéey lu yàgg waxam moo nekkoon jëf boo demee Linguère boo demee war xoox ak dëkkaan yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci diggal bi dafa am lu mu fa def loo nga xamante ni moom mooy tontu wax ji moom mooy jël ay jigéen am ay outils de travail yoo leen jox ñu di ci liggéey di suturlu seen comme di ci gën a suqaliku. xam nga loolu mooy wax bi gën a gaaw ci mbiru politique loolu moom moo tax waxam bariwul à la place de wax ak teesanteeg nangam a nangam lui il a préféré travailler matérialiser ko ba nit ñi mën cee teg seen bët. xam nga leneen li ci des moom mooy comme moom nu mu ko waxee du politicien donc dafa am benn choix boo xamante ni daf ko def moom il parle saa su ko bëggee saa su ko soobee ci ay mbir yoo nga xamante ni ci lay bëgg a communiquer te forcément boo ko gisee da nga koy seetaan wala nga déglu ko parce que waxam bariwul te lu muy wax lu am njariñ day nekk et je pense que ni faraluma kenn mais je pense que ni Macky a intérêt liggéey ay prototype bu nit yu mel comme moom parce que à la place de wax xuloo teesante yi nangam ak nangam moom il préfère travailler et je pense que ni nit bu miinul sa kaddu du am dara lu mu la waxal mais xoolal politiciens yi ñiin seen kaddu yëpp teguñu leen fenn dëgg dañuy faral di wax sax Alaaji que tout ce qui est rare est précieux ñàkk génn googu parfois du faiblesse comme ni ko Alaaji waxee mën na nekk tamit point fort ci moom bu fekkee ne dafa ànd ak dafay def patt ba pare di jëf loolu lu baax la li bon kay mooy di wax fu fekk yaa ngi wax alors que bu ñuy laaj nit ki lan la def jëf-jëf yi daal di néew loolu xam nga yow yaa ngi doon wax ak benn politicien mu ni la non man duma mayte benn télé buzz waaw alors que moom c'est grâce aux télévisions moom moo tax mu yegg si fii xam nga donc télévision ñoo ko may buzz c'est-à-dire y a des politiciens yoo xamante ni ñoom seen wax la ñuy mottalikoo bu ñu liggéey c'est pas des travailleurs amul dara loo mën a teg bët lu ñu wax ne lii ñoom ñoo ko def xam nga ñooñu wax rek la ñuy def dañuy wax rek foo leen fekk ñuy wax ñu naan non diw day wax nii diw day xuloo diw day def nii nanga alors que c'est pas des travailleurs c'est ay parleurs lañu donc ñi nga xamante ni nag ñoom dañuy liggéey lu bët mën a tege xam nga wax tuuti jëf lu bari et je pense que ni lii mu nekkee ci wàllu communication lu baax la ci sama gis-gis man ak li ma xam ci métier bi boo ci continuer loo bugg a am ci Linguère mën na ko am te bu ñu demee ba ci kanam ci biir plateau bi di ngeen xam liggéeyam boobu ban njariñ la ko jural en un temps court. incha allah waaw incha allah loolu moom mooy kàddu El Hadji Ndiaye Doss ak xalaatam ci communication Aly Ngouille Ndiaye Adjaratou Ndeye Astou Dieng yow it dañ lay bàyyi rek nga wax ñu lan nga gisee communication yi. tey nag ànduma ci li ngeen wax parce que ci man nit bu fekkente ne parce que peut-être Aly Ngouille Ndiaye
danañ ko xam ci côté ga mu nekk Linguère ak war xoox ak côté boobu parce que maa nga fay jëf mais Aly Ngouille Ndiaye aussi c'est un ministre de la République, ça veut dire dépassé na le truc départemental. Ça veut dire maintenant il a un statut national koo xam ne waa Sénégal gépp ko bokk. bu fekkente ne da nga nekk ministre nag te doo communiquer wala bu fekkente ne nga nekk ministre ngay communiquer ci yenn yi man j'ai man du mal man la wax dara ci Aly Ngouille Ndiaye à part les trucs les sorties étatiques yi nga xam ne da koy def en tant que ministre te même sax moom il n'est pas waxam bëriwul. waxam dafa tuuti. je crois booy def dara ngay liggéey ca gox bi nga nekk kiy liggéey noppi ak kiy liggéey di wax booy liggéey noppi kenn xamul en fait. sa gox ñoo la xam. pourtant parce que bu fekkente ne parce que généralement ñu bëri dañuy tendre vers dem ci politique ndànk-ndànk popularité dafa am solo parce que moom popularité politique am mu mën a convaincre ay nitam moo tax mu mën a ñu mel ni Djiboka ku mel ni Djiboka nga détrôné ko ca Linguère ga mu nekk kooku ça veut dire am nga lu bëri loo liggéey localement ku mel ni aussi Habib Sy instant yi mu nekkoon ci baron yu parti démocratique sénégalais kooku am na lu mu liggéey ci wàllu communication rawatina ca gox bu mu dëkk mais ça veut dire bu fekkente ne yow sa communication aussi ca gox ba nga dëkk rek nga yem ca gox ba nga dëkk nga yem bu fekkente ne aussi dafa am position bu mu toll xam nga ñun en fait dañu am problème pour di jot genre yu mel ni nii pour ñuy wax ci seen xalaat par rapport à l'actualité les trucs nationaux yi nga xam ne askan wee ko moomal seen bopp loo xam ne Sénégal jëpp la du mbiru Linguère du mbiru Louga du c'est pas un truc de goxaan yooyu dañu soxla di ci dégg ñi nga xam ne ay jëwriñ lañu ay jëwriñal Sénégal ñu dénk leen ay portefeuille ci nangam maanaam du ne yow liñ la dénk rek ngay wax communication boo xam ne aussi des fois doo communiquer ci man loolu jamono jooju dañ ko weesu mais moom waxul du wax dane du wax ci li nga xam ne moo nekk xiiroo ak ŋaayoo muy basewul ci waxu xam nga débat xiiroo ak ŋaayoo débat du débat yëpp moo am xiiroo ak ŋaayoo ci télévision yi ak rajo yi débat yi dafa bëri te wuute am na ay débat yoo xamante ne nii ñu bëgg a buzz ñoo fay faral di ñëw xëccoo lay doon defante non c'est vrai hein il faut se dire la vérité am na ay débat yoo xam ne niveau bi moo gën a yéeg ça veut dire bu fekkente ne yow doo ñëw ci débat yi parce que dafa am coow am na débat yoo xam ne du xëccoo du coow ça veut dire c'est une confrontation d'idées da ngay indi lii nga wax lii keneen koo xamante ne yéen tolloon niveau intellectuel ngeen wax yooyu ça veut dire loolu la Sénégal soxla pour nit ñi gindeeku ci jafe-jafe yi ñu soxla ça veut dire jamono ji ñu toll dañu soxla borom xam-xam yi di wax surtout moom c'est un ingénieur aussi man dafa war di wax à part son truc à part le côté département yooyu ma nga fay mais aussi bu mu fàtte ne aussi sur le plan national c'est un ministre tamit nay wax xalaatam ci tolluwaay réew mi un jour bu bëggee samp nëndëm ndax politique doo nga yemul ci ministre wala un jour bu bëggee samp nëndëm dama ne la ministre Macky Sall yëpp koo ci wax ba wax waxi président daan la déet dos teg ko suuf comme sama ndijaay bi ba ma waxee ne ko pourquoi pas yow nga nekk candidat mu ne déet mais léegi lañ koy wax ci nguur gi lañ nekk waaw mais loolu laa la bëgg expliquer fi mu ne toll ni nii kay moom koo ciy wax neel Macky Sall rek waaye ko waaw ci waxee kenn rek da lay mere te du ko jot mu nekk li nga xamante ne moom mooy communication ministre Aly Ngouille Ndiaye suñu expert en communication waaw moom la ñuy seeti rek gis ngeen rek indi nañu communication mooy journaliste yi wax nañ ci seen xalaat man nag damay def résumé rek lu ñuy wax ci plateau bi indi ci micro trottoir bi indiwaat débat bi ci plateau bi ku ci nekk wax na xalaatam léegi nag nañu seeti kenn koo xamante ni xam-xamam màcc na ci wàllum communication mu wax ñu nan lay gisee communication monsieur le ministre ñu ñëwaat ci plateau bi kooku mooy Serigne Saliou Samba. Aly Ngouille Ndiaye ci wàllu communication mi jokkalante ci jëm ci askan wi jaarale ko ci média yi booy seet mën naa wax ne Aly Ngouille Ndiaye ku dal la ku tey la ndax bi ma ko commencé di suivre ba léegi gis naa ne buy wax moo xam ci télévision la wala ci rajo ñaareel waxam bëriwut li muy intervenir bëriwut kooku déjà première qualité la ñaareelu qualité bi mooy li nga xam ne gis naa ko ak néew wala nga xam ne mën naa ko ci wax kas néew ci communication mooy wax dëgg yàlla bëriwut tolof yu mel ni ay xuloo ay ñàkk teggin ay xasante ci loolu xam nga dafa bëri ci kujje politique gi ci géew politique bi laay wax moom gis naa ne même buy wax sax ci opposition bi
di dal ci seen kaw li nga xam ne tam normal la parce que dafa bokk ci majorité gis naa ne yenn xabaabal yi yenn ñàkk tey nii duñ ko ci gis loolu tam dafa mel ni ku jegi gis naa ñu bëri ñoo xam ne delloo nañ ko ndax li ngeen gëm nekk ak sax ci Dakar ak yeneen ñi bu ku jegi dal ci kaw gouvernement bi wala ñuy dal ci moom it dañuy am fu ñëw moom ndax tam dañ koy delloo li mu leen xam ne moo leen lebaloon kon daal ci tënk mën naa ne communication moom mën naa wax mën naa articuler du ko dotom du ko dër du ko begg li muy wax lu leer la ñëpp xam nañ ko ci itam amul benn ñàkk teggin wala benn wax bu safante ak suñu aada ak suñu culture yoo xam ne gis nañ ko ci moom ci sol ak ci wax yëpp gis naa ni mi ngi jàll coiffure mi tamit noonu ndax boo seetee gis nga bopp bi da koy defar ba mu baax. waaw kooku nag mu nekkoon suñu expert en communication moo ñu doon jox xalaatam ci li nga xamante ne moom mooy communication bu Aly Ngouille Ndiaye. waaw moom tamit rek dafa tënk rek lu muy gis communication ministre de l'industrie et des mines. moom gis na ni que vraiment lu nit ñi wax rek ci loolu la delluwaat gis na ni que yaru na répétition daal lay doon xam naa seetaan nañu éléments yi moom nu mu ko gisee daal rafetlu na communication gis na ni que moment yu mu war a wax lay wax waxum teggine na et puis gis na ni que moom tamit respect bu mu am ci adversaire am yi ñoom tamit delloo nañ ko bu baax moom day vraiment ci tënk expert en communication rafetlu na communication ministre de l'industrie. donc loolu la ñu mën a jàpp daal ci communication. ñu jàpp loolu. kon ñu dem xool ni muy solo. waaw ni ñu dem xool ni muy solo ñëwaat ci plateau bi. et puis en plus sport vestimentaire am tamit lu ma neex la surtout traditionnel bi jàpp na ko trop. ni muy solo bon je dirais qu'il s'est beaucoup amélioré physiquement aussi parce que avant je n'aimais pas sa moustache léegi dindi na ko bon il essaie de marcher avec son époque parce que aussi way politique ñëpp ngay waxal mag xale tout donc quelquefois mu def yére olof yenn saa yi costume fekk day laaj Lacoste aussi da koy def pour détendre wu donc je pense que c'est bien. colinam moom tamit macha allah parce que souvent loo soo ko xoolee mi ngi en costume souvent lay faral di sol te costume yi day doon loo xamante ni vraiment boo ko xoolee tu as envie de le voir il est très raffiné sur ce point là et je pense que loolu aussi bokk na ci atu yi nga xamante ni boo ko gisee automatiquement sa xel day dem ci loolu parce que solinam aussi day faral di vraiment tubaabe ni ko gars yi di waxee c'est très rare aussi te ñu gis ko ci des fois yenn yi mais souvent aussi même traditionnellement day faral di sol ay yére yoo xamante ni vraiment ñoo ko moom vraiment man je trouve que globalement c'est quelqu'un que j'admire beaucoup de par sa communication mais aussi ci colinam. port vestimentaire aussi am na solo parce que ñi lay xool en fonction de ni ngay ñëwee am na ci solo soit nga sol même que ce soit yére olof nga sol wala yére tubaab comme ni ñu koy faral di waxee war na méngoo d'abord wane sa jëmm wane également sa caractère parce que port vestimentaire mënuñ ko exclure ci li nga xam ne lii peut-être mooy wàllu débat port vestimentaire bi am na solo forcément mi ngi dépendre ci ban public ngay viser lan nga leen di bëgg wax parce que apparition bi daal jàpp naa ne am na solo lool. waaw comme ni muy solo nag ñëpp daal dinañ koy apprécier rek boo xoolee Aminata. waaw ci côté port vestimentaire bi rek amul xëccoo ñëpp méngoo ni vraiment il est correct que ça soit tenue tubaab wala yëre olof yëpp lay teg ci yoon liñ ci mën a jàpp rek ci melokaan ministre Aly Ngouille Ndiaye mooy ñii wax nañ seen xalaat rafetlu nañu communication mu dul génnee tamit lu bëri. am na ñu ko rafetlu expert bi ci la bokk ak Alaaji Ndeye Astou tam ak ñeneen ci journaliste gis nañ ni ki mën na gën a multiplier sorties yom mu xam ni rek moom nekkalu fi Linguère rek mais bu xasee ba nekk ministre rek ñëpp la fi nekkal lépp lu concerné Sénégal war na cee dugal loxoom te war na cee communiquer mu nekk ay xalaat yu bëre te wute moom nag mooy xool mu waxtaan ak entourage mooy ay expert en communication rek ñu xool point yi ñu nangu ñu xool nuñ koy defee am na yoo xamante ni bu fekkee ne d'accord ñi ci ñoom ñoo xam rek nuñ koy defee de toute façon man maa ngi koy remercier bu baax ci nu ma accordé les interviews bi ak chargé de com moom gisee maa ngi lay remercier yow tamit waaw Aminata ñu koy remercier bu baax a baax tey nii moom moo nekkoon melekaan bi ajaratu ñu daal di tàggu